Bajel, when in doubt, ask a Bajan, talk to Bajan. tey nag programme bi jël na beneen fànn tey fi bàjjen yi jëm mooy waxtaan mbiri jigéen ñi jigéen gi yaram bi naka la wérgu yarami jigéen di jigéen ñi di liggéey ci kër gi ñoom kenn rek amuñ ci benn dimbal lan la am seen yaram yi ba ñëw na ci fitna yi nga xam ne mooy dal jigéen ñi ci biir kër gi fitna yooyu fan lan la moo jural jigéen ñi ak lan la mooy isil njaboot bi mbaadi mandi kakal la mooy laalu ngal bisimila bi programme oto programme o min tambita nga kordala ko wolle kaca bari bi nak binkol kanani ma fa jumal la wolem musol la kodi muso balola alhaalo be nyaadide man torol min kala musol kanga kamune sambena fa tata fo musola jata kende ato woto binkol be kaca fanundila le comme wato watin ka fali nyami ndoro nyin kaca kono be fanulale bari nak nte jam fala je baake bari nga binkol bula min be hakkilo kono isina wo fo nim min fada ñinin karo ke ite sina ñinin karo ke programme o ñin na kuwol kon nag fu mu ne nii rek ndegem bàjjeni moom naccanen ci xam-xam ñu bàyyi leen rek gars yi nuyoo ba pare ñu laayee ñu biir tey ci liñ am ci mbiri jigéen kon nag ñu waxtaan mbiri jigéen yi ñu ngi leen a bisimila ci programme. asalaamaaleykum maa ngi nuyu askan bi ñoo seetaan di gërëm ñëpp tey nag ñun Paradise Foundation as ñoo leen indiloon soo bi as bàjjen laajal bàjjen bi nga ko ñininka bàjjen nag mooy li nga xam ne mooy ki bokkaa sa papa ndey ak baay wala ku bokkaa sa papa baay loolu mooy bàjjen koo xam ne daal dafa bokkaak yow ci wàlli baay sa wàlli papa ki bokkaa yow kooku mooy bàjjen ñu bari nag understand nuñ ko soo waxee rek anti oncle waaye bàjjen moom mooy ki bokkaa sa papa ndey ak baay wala ki bokkaa sa papa baay wala ku xeetoo ak sa papa kooku mooy bàjjen tey nag ñu ngi fi am yeneen bàjjen yi dinaa leen bàyyi ñoom i tamit ñu nuyoo ñu si ngeen nuyu askan bi. waaw bàjjen yi maa ngi leen a nuyu ak seen toogaay bu rafet di nuyu audience yi yéen dala jàmm man la Lizzy Younsin seen xarit. ala barka baake ntele mu al binko diye sawani ne binko moy wolem ba men ni fama denta mo woni fama denta musot nam musoti i binkile me sirinjang Paradise Foundation anata anan melbe nyoka ni la do kulal ye nyin shole natale sho ka fama ko as bajen wolem ali binko nyininka wolem bo soti bimbe wala sidulato jang mbaaw tentula mbaa jeyla atol mel ben lam moy kan bàjjen Louis yow it nuyu mbooloo mi. maa ngi nuyu mbooloo mi man bàjjen Louis Diop ñoo toog fii di waxtaan ci biir kër gi di waxtaan affaire yi jigéen ñi seen taxawaay ci kër gi. bi Paradise Foundation ini mini be kafuring bi nga min sambale nan wala mu musola nyanto korda ko na nimbanta katu musolem bati musolem binkoti musolem kototi musolem doti musolem ko beti korda ko na nimbanta oto musola kumo alakacha kuma ya batale sako binko mbe nga lon ko binko wala mu minni ba ifa ma denta ye mo mun soto ye badi mo soto fala karo doron o mu ite binkileti so wakuma ya ta bakele pour mo salo wonyama saji bi kacanga wala sambale nan nim Paradise Foundation as bàjjen binko ñininka nga wala sambale nan bi liñ leen indiloon tey rek mooy mbokk yi as bàjjen mooy Paradise Foundation ñoo leen indil soo bi ñoo oyee as bàjjen binko ñininka soo bi nag moom tey waree fi jigéen moom lañ leen indil tey te xam nañ ne jigéen mooy yaay mooy maam mooy bàjjen mooy mag mooy raka mooy yëpp kon jigéen ne yëpp ci àdduna kon jigéen buñ neewoo tey nag Paradise Foundation ak ñi ñu àndal waree fi jigéen lañ leen indil loolu rëy la. laaj bi nag laaj bu am solo la soo ne lan mooy taxawaayu jigéen ci société bi defe naa loolu lu waay néew xam-xam dinga ci xam lu bare first of all jigéen mooy genn wàlli góor
maanaam liy doxal société bi ñaar ñoo ko war a def góor ak jigéen kon jigéen mooy partner góor pour ñu tabax société boo xam ne dafa healthy société boo xam ne day jëriñ boppam di jëriñ keneen su boobaa rôle yi jigéen su ma eboone sax moo ëpp rôle yi góor donte nga xam ne ci jamono yiñ toll dañ ko ñàkkal solo lool ci ñenn ñi first of all bu duhul jigéen sax société du am waaw loolu moo lay njëkk a xamal wéetu jigéen ci biir société ndax su doxul moom société du am doom du am biñ demee ba doom nara sosu it jigéen mooy store bi nga xam ne moo ñu koy dencal protectal ñu ko ameel ñu ko ba mun a génn ci àddina génn healthy bi mu génnee healthy moom lañ séntu ne moo koy dundal moo koy setal moo koy yar ci jikkoom lay jël waaye loolu mooy ci xale bi amaa suñu demee ba nga xam ne nag defal na xale bi loolu ba pare moom jigéen jooju du em ci biir kër gi mboolem lu góor di def ci biir society jigéen mun na ko def feek la muy def mu ngi dëppoo ak nature bi ko yàlla bindee su fekkee ne dañuy advocate luy yóbbu society bi ci kanam kenn waru cee jiite jigéen suñuy fight against luy dellul society bi ci gannaaw kenn waru cee jiite jigéen mun na nekk lu ne dafay mën a nekk head of state mun naa nekk secretary of state mun naa nekk lu nekk pour mën a yóbbu society bi ci kanam su boobaa kon lépp loo xam ne rek ñu ngi koy def ci luy yóbbu society ci kanam li ñu séntu mooy ni ko góor di defee la ko jigéen bi war a defee. The Bible clearly states that God saw that it was not good for the man to be alone. And maybe I should qualify it by saying the male man. And so he put this male man, we know him as Adam, to a deep sleep, and from him brought a female man or a wombed man, a man with a womb, and called her a woman, a woman. And that woman was the answer to the aloneness, was an answer to the loneliness, and was an answer to the lack of companionship that the man had. This woman was given to the man by God to solve three inadequacies. One, companionship. Two, aloneness. Three, loneliness. As a man or any other man who feels that a woman coming into his life is just to do everything for him, make him rich, make him feel like a king, and everything, and he just has to, God knows, impregnate her. It's wrong. People normally think that when a woman comes into your life is to wash your clothes, cook your food, and do those things for you. But the first woman that came into the life of the man, they were not wearing clothes, they were not eating killed animals. So the coming together as a helpmeet for the man was not for these mundane things. tey nag Paradise Foundation ak ñi ñu àndal wareefu jigéen lañ leen indil loolu rëy la waaye ba tey rek ñu ngi ànd fii ay bàjjen ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal soo bi jàppale ci Paradise Foundation ak ñi ñu àndal. maa ngi dendoog bàjjen Louise tey nag loo ñu indil. alhamdulilah tey de moom pour dooleel jigéen rek te foog naa ne jigéen dañ ko war a dooleel te foog naa ne ku dooleel jigéen réew sax su jàppalee jigéen réew ma dem. waa bàjjen lan mooy dooleel jigéen. dooleel jigéen day mooy da njëkk si li ma xalaat danga ko njëkk a may jàmm parce que jàmm yépp si la nekk parce que jamono ju njëkk ja su suñ jamono maam yo ñooñu duñ daan liggéey parce que jànguñu woon waaye nag kilifa yi dañ leen dooleeloon niñ leen doole woon dañ amoon cër boo xam ne dañ ko tegoon ci seen loxo lu mu tuuti muy koppar boo xam ne dañ ko teg ci seen loxo soo seetee suñ maam yi ci dooleel jigéen dañ ne woon ci marché bi di jaay de ci jamono jooju ñii di jaay ruy
si jamono jooju ñii génnee taabul teg ci mbedd mi yooyu yëpp dooleel jigéen la woon te demuñu woon school. jigéen ñi jàng nañ, jigéen ñi nangu nañoo liggéey, yépp ci dooleel jigéen. pause si ñoo jox góor ñi di wax ni jigéen ñi elloowuñ ko te jigéen ñi jàng nañ jox jigéen ñi tamit ci pause yooyu, parce que jigéen loo ko jox rek mu daan ci dooleem bem jeex. te man dama jaaxle léegi sax si jigéen ñi, léegi jigéen ñaa ngee samp ay kër yi, jigéen ñi dañoo bil léegi de man moo ma jaaxal. soo demee ci wàllu mécanique bi jigéen ñaa ngi fa nekk, ñooy defar moto yi, fànn boo laar léegi rek jigéen ñaa ngi ca nekk. kon foog naa ne taxawaayu jigéen am na njëriñ ci réew mi. kon foog naa nag ne du nguur gi du góor ñi nañ dooleel jigéen ñi, ndax jigéen ñi seen taxawaay gën a dëgër. Badiane Dié mune muka muso sembentuya mune mu woti ila ñantolem musol la sembentuya ila ñantolem ila right lem bari baydi musol mu doku lalati ndol be ñaabe fété ngala le Gambia musolu ibe faro kono ibe badala ibe marseto ibe dula beto musol ka kontena jindile sañi bankoka yedula wodula momo musol be lori pour que wol sembentuya wala nafa fa mota pesenola ni tata nyin tanje badala ye musol tar ni kulumol nata ni nyi muselle ka be ramas indi la kiliyano nde sitalen ndata tanje nyaabe feteri ngaaje igaminke tubabol ka ko men they flip it like a coin nin kulmo nata fo nyel jita nin musol sapita kan yata janiti be kodi la ya wa fo foy do kulun do fananta wala kendi mol nyanti hakilo tula baake kalon ko nyin banko la economy tubabol ka fo economy même ata mandika musol bulo ba ko to baake be nyin tempo meto and wala kendi aman sakundare mbal fo private sector lembal public sector mol be nyanta ka fulale ka musol sembentuya ni sembentuya o muy la nyantolti andu amanke tiñarte banku do ko le Badiane Ligi yaa dégg waxtaan bi lan mooy dooleel jigéen yéena yi man dama dee jaaxle sax su jigéen ñi ne dañ leen war a dooleel koo xam ne yow yàlla la dooleel bestal looy utati ku la dooleel am na ay yónnent yoo xam ne seen jabar yi ay mbóor la ñoon nekk ay big people big trades people yoo xam ne seen jëkkër yi sax ñoom ñoo leen embauché woon jox leen ay liggéey ca jamono yu yàgga man suma mag ki jur suma pap ma jigéen njaay teretaan la woon ca at yu yàgga soo dangaa gis ne jigéen habitually ñoom ci seen boppa rek yàlla daf leen dooleel li ñu war a def rek mooy use li leen yàlla jox seetal Gambia fii nii rek jigéen ju tudda Mrs Aliska ca jamono yu yàgga mooy fii force bu fi indi factory ay tiles la fa daan jagar tiles yu baax a baax jigéen ñooñu lee ay jigéen ñi Gambia lañ woon Musu Keba Dramé jigéen jooju daf di jigéen ju mu impalaasam Musu Keba at the time man maa ngi fàttaliku suma pas suñ daan am guest si Musu Keba lañ daan dem jënd ci gift she had a very big operation going on xaya ay jigéen yu bare bari di daan dooleem Mrs Ndaw suma bàjjen bokka Dembo Njaay school yoo xam ne de performing schools top schools ñooñu ne ñëpp ay jigéen lañ nañ xam ne yàlla leen empower ñu peese seen boppa xam seen poids doxal ni ñu war a doxalee yàlla def si jaama jërëjëf kon Badiane Ligi yow li nga wax yëpp am na ci réew mi nekke am na jigéen ñu mel nii ci réew mi kon wax dëgg yàlla fi mu nekk nag ñu xalaat ñun lan lañ war a def ba dooleel yeneen jigéen yi ndem li nga wax yëpp am na ci jigéen yi jàmbaar yooyu yëpp am nañ fii ci réew mi loolu sant yàlla la Badiane Ligi ñu sant yàlla rek li nga wax rek dëgg li Ligi wax rek dëgg la Badiane ji toog li mu wax rek parce que jamono ju njëkk ja
jigéen ñi dañ daan liggéey ñoom Musu Keba Dramé wax na dëgga def nañ fi loo xam ne waroon fi ñoo tudda rek tudda leen fi def nañ fi record bu rëy si réew mi kon foog naa ne ñun jigéen ñi tamit dañ ñu war a dooleel ñu nit ñu mun a dooleel njaboot gi te njaboot gi yëpp jigéen lañ te foog naa ne jigéen boo jël tey taxawal ko dimbale ko won ko yoon takkandi gaam am naa yaakaar ne dina dem kon nag bàjjen am naa yaakaar ne du góor ñi du jigéen ñi du government bi dafa war a gëstuwaat jigéen ñi jox leen seen wareef parce que jigéen ñi jàng nañ am nañ métier ñeme nañoo liggéey ñeme nañoo daan doole ku leen dimbale ñu dem kon am naa yaakaar ne suñ leen dimbalee rek dina dem waaye ndimbal bi nag moo des andi li CMM be fo jantari ko kono ko musul kanyine kenum Musu Keba Dramé ñolu anti Alice Kanyolu wole tariko menke Gambia Mrs Ndaw ñolu karambungo amunta ko hani kabi ada sasala bayri sign be tembo mento wol to nyanta tarlare dum karambol la karandel Kenya kono ika fo me so civic education lemban dinol mel yalon koy mangol to moy imelon nyanta le ka programme o finti di kafka ñi be keta jandi dinol fanan salon ko ntol nga role model so nga mol so tadinu mele ñil beke ndol fanan singol bula wol singol kono ngamira wo fanan ku mayata bakele pour ni be mol se bentu yala be tatal pour ke karandi men tambita ibe jamano mento akumata bakele wolem kumo ñinti musol fanan sembentu ya karoto ndol musol fon ñanta wulam fanyene nka na ko betu man sakunda wala dokan andu wonyanta kele nyaadi le ajeng wala ñinti ko ndol fanan nga men fefe nga na planol ke ban amun keko ye fen soto ya samba hewdula ye fen soto ya ke cebu taburoto nga savings ke na nga plan nyamoy moye makoy aya tare defon ye fanne makoy folo par ni me fam makoy mo te makoy nol nga musol sembentu nga musa musol fongol ye fon sembentu yaba musol fongol ya folo ni ya folo to surwal ka men fo ndibal na ci fekal xoy borom ndol fana ni ngam fam makoy ni nata isaje si makoy mo do sina na yela ko jibe asan ka kari de lafta makoy le bara natal fo ñing happoto batu nga futandi bari ni nta ko mbete folo la kabrin cuk fo cak wo be jam wo silo be jam fan nga fere kem fan na ba nga kafu nga te city nga la ko dol few janga ma nga mabo ni do domu yedo mabo yedo mabo akumaya be chucha akumaya tale ayo musol sembentu nga fan sembentu empower yourself as individuals and women. Let's take our hands and let's start savings. Let's plan our future and the future of our children. jërëjëf bàjjen die ma jëlee ko ci ndimal na ca fekkal xoborom gis nga jigéen ñi ni ñoo mën a continuer di développer seen boppa mooy pour first of all ñu form organized groups gis nga benn nit li mun is limited waaye soo amee few nit ñoo xam ne bokka nañ xel bokka nañ xalaat mun nañoo bokka óolunte form dara that way dangaa gis ne risque bi dina wàññeeku ba pare doole bi yokku talking about empowerment sax ak jigéen ñi seetal yéen yow you're in a field boo xam ne it's not very popular to women. You're in cleaning and gardening and all that. Man, am na ay xarit ñoom in faatu bari big time garden designers until Louis yéen a ngi woon ci business bi yow itam aji ami yaa ngi ci skills training bi loolu yëpp are ways of empowering so buñ gis koo xam ne am na lu rëy rek ñu ne kii moo empower déedéet mun ngaa am sa lu tuuti di si try ba fi jëm kanam and also jigéen ñi war nañoo value savings du caagee ne loo am rek dem togga ko dem jox ko goro dem neexale ko kii mbaate dem joxe di ko xew yooyu yépp am na fu ma mun a em waaye gis nga sa savings danga ko war a amal sa boppa nga xam ne mun nga koo use pour taxawal dara
soo daal pour gàttal daal baax na pour ñu dimbali la waaye yow itam dimbali sa boppa am confidence ci sa boppa am confidence ci sa mun-mun waaye yàlla dina ñëw waay fi nga wax noonu dama ci bëgg a tuuti mos si tuuti bàjjen ci li nga wax gis nga man mii toog bi ma jàngee suma njàngami te am suma half education te xam ne su ma toogee ci office dama leen ni gëteen rek te xëj na lu ma bëgg it duma ko mun duma ko am te am naa responsibility boo xam ne muy suma famille gis nga ASC ñoo takka nii maa ko fi njëkk a def maa njëkk a dem uti suma buy ñëw jamba ut sumay mbuus di takka di jaay AS ñëw maa ree toppa ma xale bu jigéen bu ndaw bii di jaay AS ma jógee ca AS ba dem sa suma dëkkandoor ya gis ñuy ñaw 1978 maa ngee ñaw ñu ne mbiri suñ dëkkandoori lañ ma téye suma ñaw di ñaw ba gannaaw ga ñe bokka waaye nag jëluma woon xaalis bi di ko dajale di ko jaay xeesal parce que jigéen ñi ñoom luñ dajale rek su baree rek nga dem jëndi xeesal wala nga dem jënd ko leneen a leneen dal di ko yuus mu jeex nga dal di dooraat xam nga door dafa miti moo tax li nga wax ne pour ñuy ubbi bank account am tuuti loo xam ne dañ koo save li nga wax mooy dëgg jigéen ñi ci loolu lañ war a gestu ne jigéen ñi uti bank book di liggéey di ci dugal kenn mënula wéeru si doomi aadama bor bu set dimbale ma jigéen ñi nag suñ góorgóorlu dimbale ma bi moom lañ bëgg a continuer te kenn du leen ko seetaanee nañ jóg liggéey a xew àddina yëpp a ngee liggéey te bàjjen Dié xam nga ñun ñu ngi woon Amérique gis nañ li fa daan xew jéeg ñi daan ñëw ñëpp dañoo indi seen njaay waaw soo ñëwee man dama ragal sax ne xale li jamono jile sax ñoom ñoo naagu waaw ñoom ñoo mis seen road di te jéeg ñu bari fi mu nekk nii ñoo xam ne bil nañ seen boppa bi digër ñun time bi nekk Amérique su ñoo tukki indi seen ñaar ñetta ñeenti walis feesal ko ak ay koom ak ay ñaw man waaw nit looy def rek na nga ko bugga ak fulla na nga bugga li nga gëm ko métier booy def lay wax rek gëm ko te bugga ko soo ko gëmee bugga ko rek yàlla daf lay dimbali ñu fonka suñ boppa li ñoo wax estime daf important self esteem mooy dañ ko war a try ñu def ko ci suñ joboot yi def ko ci ñun ñëpp mooy nga gëmu sa boppa te bul gàccelu métier boo xam ne yaa ngi koo def rek te danga see njëriñu amul gàcce waaw loolu daal lu am solo la. bàjjen Dié wax ji ngeen fi wax yéen ñëpp wax ju am solo ngeen fi wax kon mu ngi mel ni jigéen ñooñu dañ leen dooleel ñu dooleel seen bopp kon léegi ñun niñ war a def ba dooleel suñ bopp ñun ci jamono bii foog naa ni jigéen ñi kon war nañu góorgóorlu su fekkee ne yaa ngi business ngay séef bañ a yàq soo demee ba weer bi dee nga génnee sa profit génnee sa fay génnee li nga war a jëndee business nga fay sa bopp xaalis ba nga fay sa bopp nag yaa ko moom su boobaa nga mun cee toppatoo say soxla boobu sa bos la foog naa ñun tamit jigéen ñi buñ ko defee ku nekk di nga yóbbu sa bopp ba dooleel keneen waxtaan bi am na solo torop. Tough Africa Global presents the new Tulip Gardens, strategically located in Jambanjeli, off the new Sikuta-Jabang Highway. Tough Tulip Gardens is set to comprise of finished 2 to 4 bedroom houses and service plots in sizes ranging from 220 to 570 meters square. Unique features include water and electricity infrastructure, solar streetlights, all-weather roads, and scenic gardens. Deposit as low as $83,600 is only. We offer flexible payment plans, a 10-year mortgage plan with a 25% equity down payment in partnership with GT Bank, Trust Bank, and EcoBank, or an 18-month interest-free payment plan with only 20% deposit on the service plots. For more information, please contact 376-2333 or 776-2333 or visit our offices at Madiba Mall at Tough Bluefoot Gardens Estate opposite 5-Star Hotel.
Paradise Foundation ak ñi ñu àndal ñoo leen indiloon show bi di As Badiane Mbinko Gnininka mooy thème bi ñu leen indil tey mooy wareefi jigéen waaye wareefi jigéen nag biñ jógee léegi dafa am solo trop mooy dooleel jigéen waaye nag dooleel jigéen doo ko mun a dooleel te fekk amul wér-gu-yaram lu am solo la ci dooleel jigéen léegi nag mooy fi mu nekk nii li ma cee wax rek mooy fanaa ñun jigéen ñëpp xam nañ jafe-jafe bi nga xam ne moom la jigéen ñi day am ci seen wàllu wér-gu-yaram di jigéen ñi duñ dee dem lopitaan moom bugguñu ko te loolu dañ ko war a seetaat bu baax a baax boo nekkee jigéen saka soo demee ba nga xam ne yaa ngi jàll léegi 40 years ñeent fukki at da nga war a dem di seet sa boppa saa yu nekk dangaa dem di seet sa boppa waaye yow boo boppa méttee sax nga jënd garab rek naan ne boppa bay métti loolu dañ ko war a seetaat te wér-gu-yaram dafa nekk loo xam ne buñ la dooleelee te amuloo wér-gu-yaram doo mun a dem loolu war nañ ko seetaat yemin fa kummayaati lum wolum safa tanos safa ñu ko ha na nos wato mansi yaari fala nos wato hani lokun nani amonke sai dum ba fala ha nyen infant child mortality rate ni wato kono molbe be diamala ha din wolbe fakanne musolbe fakanne mune wono amante doctorol la di ma fo be ko be la doctorol kan be ko be la ne government kan bari ni te famo me yalla ko te be kono le be tera isi ta karikili fula imela kuro ye yalla ko kono le be la nyanta le te fanjide bari buka son ka batle foni wulu wato binasir yenata dol fam je khani bor ki se mi ika kono tale foye kono bo ye wulu wo kono fen si mutano niyo si banno je di mo fam niyo si banno je wala ken ni aba foro ko muso sembentu ya muso fongol ye muru ye fan sembentu ya bayri te fongol ye jaato lo membe jaato kono aken kenyame mota fole te ni tara docteur ya te ba fala docteur ko ni ne ben ni ne kan dimi afansi na kiskiroke ka jibe member bat ni ma sata docteur ya balo na nyaadi kono bela ibe ya ila bidal ha tanina ha fe mandi min dala man dumi ye ko kono muta fo jannay be wulul wala ken ni wato kono sayal siyata wo sayal na siya inate be ko be kala ka ha nan man sakunda ten na doctorol ten wonte de ntol fongolu ntol leb kam fan sembentu ya wala ken ni ko sembentu ya manke ko ton na fulo wala doku bari bala jato fongo sembentu ya na fa ba nyamoy ibe mammanna ibe do ko kere ibe ko do ñil ibe lo le jaat kende ni balo man kende itita non so wax ngeen about other fan ni febar daal waaye am na beneen façon yi feebar boo xam ne jigéen nang koo am ak nitan koo am loo xam ne du feebar yi ne sa boppaa ngee métti mbati sa tànkaa ngee métti gis nga nit danga war a am li tubaab di ooyee emotional well-being maanaam loolu mooy nga am wér-gum yarami xol wér-gum yarami xel ak wér-gum yarami fit bala ngaa mun a def dara foog sa xel dal loolu la olof di ne nit dangay nite te loolu naka la ko nit di mënee am nit dangaa tey gëm yàlla jàppa yàlla xam ni ngaa doxalee waaye su fekkee ne yow danga doon koo xam ne danga bari fitna sa xel bi dalul xëy na yaa ngi am jëkkër joo xam ne mu ngi laa stress left right and center loolu naka nga amee xel bu dal naka nga amee fit bu dal xol bu dal xëy na yow yaa ngi doon nit koo xam ne danga ñaaw njorta ba ëppa façon boobu doo mën a am xel bu dal doo am emotional well-being soo dee koo xam ne danga iñaan sa xol baa ngi fat-fati all the time doo am emotional well-being yow yaay sonal sa boppa yooyu yépp war nañ ñoo divorce suñ boppa from all those superficial shenanigans yooyu go on ci suñ boppa yi dangaa gis ne naka la ñu mun a dalalee suñ fit nañ am ay xarit yu baax ñoo xam ne dinañ waxtaan ak ñoom ay waxtaan yi jaama gis nga waxtaan yi joowaate
soo si nekkee sax am na nu sa yaram di fil sax sa pression dal di éeg yaa ngi sonal sa boppa dalalal sa xel bi dalalal sa xol bi sa fit bi bul eñaane nit amal jaama sa waajur yi amal jaama sa ay dëkkandoor wishal sa ay xarit jaama ak sa ay dëkkandoor jaama because ñooñu suñ amee jaama yow itam am nga jaama te soo amee jaama aji ami ci nga mun a cope with situations soo nekkul soo amut emotional well-being su la nit okatee rek nga tàkk safara di nga gis ay jigéen ñoo xam ne sax dangaa dajee ñoom ñuy waxtu nga foog ne xëj na dara daf leen jot fekk déedéet ñu ngi am ay problems bugg a kuñ ko waxtaanee waaye dafa am jigéen ñoo xam ne dañ xóot ba ci feebar bi ñoo wax li ñoo ne jigéen dafa war a di dem di check boppam dëgg la jigéen war na di dem lopitaan every 2 months 3 months nga dem check sa boppa parce que cancer bi fu nekk laa jaar jigéen dina la jaar si ween jaar la ci yeneen place yoo xam ne doo ko mun a xam waaye su fekkee ne demuloo ci docteur mu seet la doo ko xam man dama foog ne jigéen ñi fi mu ne nii is high time pour ñu war a xam seen bopp nit ki loo daw waruloo fàtte sa yaram sa health am na solo foog naa ne war nga ko di ko bàyyi xel. di nga wax digga la nit ci lu mu bon bu dee kenn nit sa sax na doon sa waxtaan lool koo xam di nga mën a wax ak moom. wéetaay baaxut wéet baaxut te sa jàngoro boo ko jaayutee doo gis ko faj. foog nga am koo mun a waxtaanal. loolooy dëgg nag. parce que ñàkk a óolute la nag parce que doo bëgg a wax kenn dara daf maa xamal. loolooy xóot noppa daf maa xamal daf maa weer. waaye nag lu mu bon war ngaa mun a am benn nit koo xam ne mun ngaa waxtaan ak moom di dafa am solo. waaye jigéen ñi tamit de ñu ngi am lu ñoo wax ñoom it ndax léegi bu ko wax kenn yow rek laa ko wax dafa tax jigéen ñu bari ragal. waaye yow demal toog duniyaa bee téeri kili nem. duniyaa bee téeri kili. waaw damaa am suma problème feebar. ñëw ci yow ne la man de lii moo ma dal ak lii moo ma dal na em si ñun ñaar yow it nga dem ci sa xarit ne ko yow rek laa ko wax na em ci yow kooku tam demati keneen ne yow rek loolu moo tax jigéen ñi ci ragal ñun jigéen ñi nag loolu lañ ci war a bàyyi xel bu baax a baax ku la óolu ba ñoo wax la biiram. nëbbal ko ko. nëbbal ko ko soo ko mënta dimbale utal keneen ku ko dimbale. waaye yow rek laa ko wax loolu moo tax jigéen ñi ragal. moo tax nit ñi ragal li nga wax loolu digga la. te loolu dañ ci war a bàyyi xel. moo tax nag dafa important nga mun a xam kan mooy sa xarit. nga koo war a waxal ak kan mooy sa àndandoor. nit ki balaa ngaa def dara loolu foog nga xam ko. pour nga mun a xam li ngaa def. yàlla yaafale ko duniyaa bee teeri kiling am nun tooñaalem duniyaa bee teeri kiling i kana moyale yela haajo fay ay ta modoya akaye nga foy dammale woye bo jay ta dula do to fana nga foy te dammale na meta mola haajo mo ise mola banta andu mo kulte mi ya lon ko musol ka fole ko amandiya andu ni yaje o mandiya woton tol musol fana na waji ko nyanta falinnale isaje nga nyoma koy lafta minna njata kendi ya ton sa sotono wakumata bakede kumayatale kon nag buñ delsee. hello salaamaaleykum yaa ngi woote si laa leen dimbal GBV naka laa la mën a dimbalee. hello assalamualeykum eɓe kiliroke ka GBV makoyro bundalto si makoyno ñaaɗile. hello assalamualeykum annanoɗo dammugal ballal GBV honno balliran mami. hello assalamualeykum you're calling the gender based violence helpline 1313 how may I help you? fidino futuo kono amu bela sula kuwonti fidino laata momo kam futuo kono alkana sila ka kalamiro di polisol kalamir futata polisol ma abe tamalal ko luwaya fo ñaami ñi nga xam ne ñu ngi ñoo seetaan yépp ci jamono bi ñu ngi leen di nuyu mu am solo nag tey nag thème biñ leen indil mooy fitnaal jigéen ka musol tooroon di anti diye bàjjen ye mu ne sa mbanam bi aju ami jërëjëf ci kàddu gi gender based violence ci olof mooy toroxal jigéen
mandinka kanko wonen ka musol torandi gender based violence dafa bari torop banxaasi gender based violence loo mooy loo xam ne fitna jigéen si fànn bu ne ci fànn bi ñoo wax sexual violence am na rape am na emotional am na physical bi nag mooy nga dóor ñu dóor la ba nga bugg a dee boobu mooy physical bi am na boo xam ne mooy emotional bi tamit dafa métti ñu jógee ci am na boo xam ne ñu tëddoog yow am na yenn kàddu yoo xam ne suñ ko génnee ci seen gémmiñ ba wax la ko ba ngaa dee kàddu yooyu yaa ñoo may dëkk parce que saay ko sax dajee sa xol dina naxari boobu mooy emotional abuse bi boobu psychologically boo utul daf laa dofloo parce que métti amut foo ko yow yaa koo dégg soo waxee ñu ne saaga dafa am fu mu laa taxa waaye boobu daf laa taxa boobu doo ko mun a fàtte physical violence bi métti na abuse bi daal amul boo xam ne moo ci tane yépp a bon benn baaxu ci ndig boo ci def rek toppa dina la giteen sa njaboot yi dina dem a dem ba yow si sa boppa nga xam ne yow la ñoo abuse boo oytuwul yow si sa boppa di nga nekk kuy abuse keneen parce que lii xew mooy doo óolooti am na jigéen yoo xam ne sëy nañ am ay seen problème domestic violence ñu nekk ci ba yàlla génne leen ci waaye giteen na leen giteen boo xam ne mënatuñoo appreciate beneen góor parce que ñëw ñu daxa parce que dañoo ne la woon moo fi ne duñ nangu xam nga loolu baaxut doom yi dafa laa toppa doom yi xale yi suñ juddoo ci lu noonu di ko gis ba bu set dañoo foog ne loolu mooy li gën ñoom tamit suñ demee dem ba maaga dañoo dellu di def loolu seen jabar yi mbaa di ko def seen doom yi fitna daal mooy loo xam ne baaxut ci benn yoon ñun nag Afrique ñun nit ñu ñuul dañ mun a muñ parce que am na yenn fitna yoo xam ne ñu ngi koo dikkee dañ koo dikkee ba fa man ma nekk xale damaa dégg ñu ne ka diw dee na lu ko rey heart complaint booba xama woon luy heart complaint booba nag léegi bu ma demee ba mag nga ba toll ci ma toll laa xam lan mooy heart complaint mooy fitna bi nga teg ko ci sa xol xol bu naqari bi rek ñu laa dóor guddi di la góor bëccëg mbaa ñu laa wax ju naqari guddi di la ko wax bëccëg mbaa ñuy jël bés buñ kontaanee ñu jox la dépasse bu doy bés buñ naxaroo ñu jox la lu tuuti loolu yépp abuse la loolu yépp fitna la loolu nag mooy li baaxut ci benn doomu aadama li ma doon wax rek mooy nit ñu ñuul li ñun li ñoo muñ dafa bari fitna bi abuse bi su baree ba xamatuñ li ñoo def dañoo rey seen boppa ñun nag yenn si yàlla musal yàlla may nañu loo xam ne si suñ diina ak ma delluwaat ci waxtaan bu ñu waxoon mooy nga am koy waxal nga am koo xam ne dina la bugg di neemeeku ngay waxtaan ak moom mu laa xelal lu am solo la am solo ba pare jamono ji nekk fi mu nekk nii beneen violence bi domestique beneen abuse bi mooy ñoo jël di leen sëyloo abuse la loolu yëpp violence la waaye ci jamono biñ tollu nii lu bari dafa changé ndimbal am na foo mun a dem am na ñoo mun a waxtaanal Paradise Foundation ak ñim àndal Ministry of Women's Affairs ñooñu taxawal nañ fi loo xam ne téléphone call rek 13 saa yoo amee fitna bu mel noonu mun ngaa oote. Zero tolerance to rape and sexual violence of any type. Men, no means no. No is not an African word for yes. And when we love people, we will respect their view, respect their dignity, and not violate them, because any kind of sexual-based violence
is violence, is violation. It hurts somebody. It violates their privacy. It even has bodily harm to them. And it has long-term psychological effects. Even 10 years later, when they actually find the love of their life, sometimes in that intimacy, their mind plays back on what happened to them. And what you would not want happen to your daughter, your sister, your mother, don't do to anybody else's. Because what you sow, believe me, is what you will reap. I believe that we want to live as a happy society when their mistakes will all come. But when there is real problem, we'll punish it as an example for others to learn. soo xoolee ci suñu société bi am na yu bare yoo xam ne ñu ngi koy def jigéen ngir li muy jigéen te loolu jaadu. For example tey su fi nit deewoon tey am na violation yu bare yoo xam ne foofu dana fay feeñ. Nit dee na fi jigéen ji moo ko war a doon ak i doomam waaye ñu jàpp ne jigéen ji jigéen la kon waruta am waruta am kàddu ci mbir mi ay góor ñooy ñëw ñoo fa war a am kàddu te ñoom sax waruñoo doon na ñu ngir li muy jigéen ñu dogal lu leen neex donte du neex jigéen ji loolu gender violation la because su nekkoon góor duñ ko def waaye lim nekk jigéen moo tax ñu di ko def. Yes léegoo-léeg sax dañ lay wax ne la sax doo doon na wala soo nanguwut ak sëy ak brodaab sa jëkkër ji fi jógee wala nangam ak nangam ñu xañ la dono loolu lu tax ñu def ko jendaam moo tax jigéen gi mu nekk moo tax waaye su nekkutoon jigéen kenn du ko def loolu. léegoo-léeg nga sa jabar for exemple sa waru gar la ci moom nga soo duggee ci néeg fekk ko fa nga nuyu ko nga dugg bañ koo nuyu moom moo war a jóg ñëw nuyu si la lu tax because li muy jabar li muy jigéen moo tax nga bëgg ko def waaye diine santu la loolu da nga ko waroon a nuyu because yow yaa ko fekk si ci néeg bi. Yes su fekkee ne nag xëy na moom am na yow góor gi am na rights yoo xam ne jigéen ji daf la ko xañ sañ nga fight pour nga jot sa rights yooyu waaye di moment nga xañ ko rightam li tax nga xañ ko mooy jigéen daal dafa mel ni amuñ fi kàddu amuñ dara su boobaa loolu ay violation la. Aji Idriss lii mooy kàddu gi jigéen ñi daal buñ nangooti am fitna buñ ko nangu tey buñ ko nangu ëllëg koo ci am problème am na foo mun a dem nga dem fajeeku foofu noonu. Paradise Foundation ak ñi àndal nga xam ne ñooñu indil bés bi comme tey laajal bàjjen bi nga koo ñininka as bàjjen mooy lu mel nii moo tax ñu tax a jóg pour loo xam ne dinañ mën a dimbale jigéen ñi dimbale leen soowe leen ci fitna bi ñoo dem fitna baaxut jàmma moo war di am waaye man doo ma takka ma doon sa jabar ngay wàññi ko pare dépasse bi te suñ lekkee dooma daa nga ne ëllëg nga jox ma dépasse yi ñàkkatan léegi pour lan loolu yëpp abuse la am na yeneen façon yi abuse yoo xam ne ci biir office yi laa nekk dangaa ñëw sa boos xool la xoolaat la nga doon jigéen mu laa piis di la abuse loolu lu bon la mbaa ñu la di la di roba si moto gis la di la def yenn manière yooyu yëpp abuse la jigéen ji dafa am yaramam daf dañ war a respect jigéen war a respect yarami jigéen waaye su ma ñëwee office yow balaa nga maaj promote nga raaj loolu dafa correct loolu tamit abuse la abuse moo tax ma ne dafa bari façon waaw mooy balaa ma laa jox lii danga ma war a jox lii loolu foofu fuñ ko wér loolu moom lañ war a xalaat ñu toog ne àdduna si yëpp nag dañ d'accord ne abuse dafa war a génn bokkut su ma liggéeyee danga ma war a jox li ma war a liggéey waaye doo jël liggéey bi ne ma waaw pour ma mun laa promo foog ñu def nii ticca yu góor yi yenn ticca yu góor ak xale yu jigéen ñi nag du fi jeex itam du abuse loolu yëpp abuse la loolu yëpp abuse la abuse bi nag nekkul sa diggante jëkkër ak jabar rek nekkul sa diggante dafa nekk diggante ñun jigéen ñi leen tamit abuse si fànn bu nekkat loo xam ne dafa indi fitna dafa nekk diggante yaay ak doom yaay ji mun naa xëy di abuse xale bi di ko pini
du ko jox lu doy du ko jox lekka di rasin lekkaan su koy toppaat ko da nga mun a lekka yow lekk kat nga xoolal ni nga rëyee xale bi eewu maaga tiit talking about abuse bi nga doon waxee tam gis nga agression bi day am si kër yi tam boobu itam abuse la nekk ci biir kër gi di tongonte jëkkër yi di tongo seen jabar loolu itam abuse bu gën a bu mag la because boobu psychological boobu moom koo xak yow nga mer ndigte yow yaa ngi start sa di ak meraange bu nekk ci sa biir xol bi loolu war nañ koo oto ba pare am na ay jëkkër itam yoo xam ne dañ dee bugg a noote seen jabar yi dañ dee ne seen jabar yi duñ génna ñee ne seen jabar yi buñ even liggéey understand loolu la yëpp abuse la abuse daal mooy soxorante cokorte boo xam ne daal nit mu ngi koo teg ci moromam te loolu yëpp abuse la waxtaan bi dafa yaatu te waxtu baa ñëw bugg a jàmbu xam naa dañuy seet rek dog ko ba beneen yoon su ko defee ñu del si mu gën a neex waaye balaa ñu ko dog rek dina gaaral foofu benn kàddu rek boo xam ne dama koy sànni si jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñoo toroxal ak Paradise Foundation ak ñim àndal ak nomba bi nga xam ne mooy 13 jigéen ñi ak suñu luwaa réew mi nga xam ne dafa dàqa toroxal jigéen waxuñ nag jigéen nga tooñ waxuñ ne nga def lu neexul yàlla waaye bu fekkee dañ la tooñ luwaa bi ànd naa yow pour dimbali la ñun ñëpp ñu xamee ko noonu loolu dégg la mbaa di tuuti lu ma bëgg a sànni gender based violence bi nag nekkut ne jigéen ji toujours moom lañ koo teg am na góor yoo xam ne tamit jigéen ñi dañ leen koo teg jigéen ñi dañuy réebit bi dañ leen noo teg na xar teg leen fitna loolu moom tamit am na fi am na jigéen yoo xam ne si seen biir kër yi teg nañ góor ñi fitna kon daal teg nañ leen fitna ba nga xam ne xamuñu ñoo def kon daal si ñaari boor yëpp la ñaari boor yëpp la dégg la ñaari boor yëpp la waaw oto mbaadi mandinkol bin na kacanga min samba nan wole muka muso torondi Paradise Foundation anin mini be doku wala anin tol mini yalon kon tolle mukabilo binkolti tolle nata bi ka kacal ye min tata ka musol torandi muso ka torandi ka muso nyapin kan ka lipa ka neng ka kuwa jowol faye na luwa man la fala na luwa ya bayle andun sani ka fobe lorin ne e ka fumu ye Paradise Foundation ana nañol e wultale pour ka musol makoy ka nyimbe bondi min keta ye nomba soto min mu tattin ite fenjola isera complaino dije yente ya marla minna ya mariye bi kacha bi kol wala Paradise Foundation ana do ku ñol wala natale bi jang pour nga kacha ani bin kol kacha bi nga ala men kan wala musola torandoti musola toro be men kono ila futu bundal kono musola toro a façon siab at e ka fu men gender based violence wala mu di fitna wo fitna tora wo tora kewol ka ta ka ke musol kan wala musol ni musfula musol fanan ka ke musol kan o mu gender based violence bari sain ma koy robe kereni nomba do bi ka fa 13 wo nomba ni a telephone wato ite jori kera fitido nana te dawo dani nyewol telephone ini si kachanole ya foy ma koy robe kene dami isa foy man maa ngi tudda Bafu Jeng nekk Senior State Council Ministry of Justice si suma wàlli liggéey tamit maa amee bunti office bi nga xamante ne ñoo dee saytu lu jëm si àq ak yelleefi doomu aadama ñu ko wax human rights te li si gën a fës mooy lu jëm si àq ak yelleefi jigéen ñi ak xale yi the rights of women and children. Suma waxtaan tey dama ko jëmale si luwa bi fi nguuri Gambia teg te ñu ko wax Women's Act bi nga xamante ne moom lañ fi isi pour mu jëm si aar jigéeni Gambia aar tamit xale yu jigéen yi Gambia. Nguuri Gambia dafa bokk ci àdduna bi mbootaayi àdduna bi ñuy wax UN bokk tamit si mbootaay bu nekk si wàllu Afrique sowu-jant
wala tamit ECOWAS bokk tamit si mbootaayi Afrique bu ja tax na ba sarta yuñ tëral pour gis ne doomi réewi Gambia seen ak seen yelleef sakka lu jëm si jigéen ñi jox nañ leen ko luwaay Gambia dafa sign nangutoo yooyu noonu looloo tax bi mu ñëwee moom itamit nguuri Gambia in 2010 lu dem si fukki at si ren taxawal na ay loi pour gis ne jigéen ñi jox nañ leen seen ak yelleef Women's Act bii nag dafa ñëw pour gis ne aar na jigéeni Gambia bokk na si lim njëkk a wax mooy jigéen dafa am àq dañ ko war a aar si métital boobu moom ñoo la ñoo violence te jigéen dañ ko si war a musal war ko see aar war ko see dimbale tamit su si amee jafe-jafe musoo ka torandi ka musoo ñapinkan ka lipa ka neng ka kuwa jowol faye na luwa man la fala na luwa ya bayle andun sañi ka fowe lorin ne ka fu mu ye Paradise Foundation ana nañol e wultale pour ka musol makoy ka ñimbe bondi min keta ye nomba soto min mu tattinti ite fenjola isera complaino DJ ñante yamar la min na yamar yi dégg nañ fi li fi bàjjen yi wax ci wàlli jigéen yi wàlli wérgu yarami jigéen yi mais jigéen yi buñ biiree di war a dem noos naka la ñoo toppatooyee seeni boppa lan lañ séntu pour góor ñi def pour dimbale leen ba ci fitna yi nga xam ne mooy dal ci kaw jigéen ñi xale yu jigéen yi naka la ñoo safaralee fitna yooyu naka la ñoo def ba daaxa fitna yooyu kon nag waxtaan gi lay am na solo torop nga binkol moy lay min fojang ye musol la ko kacaajan ne musol la jata kende akuma jamana ta jele man toron minu kala musol kan wo fanan kacaani fanuta fanna la bake ako bala fa warata woto nak musomu molati mi yalon ko hakiltu molem mol nyantale ka makoy abema nyannatu labulu woto mbaltentula mbaltayla la moy kuñi mato bari fanan ka faale doron alkanyim programme noma wato wati kon nak bajeni dina len gërëm sant len ci waxtaan yu neex yi ngeena wax fi te rek di ñaan rek mu gëna continuer di gëna ñaax tamit ñi ñoo déglu ñu gëna top programme bi parce que amna solo torop waxtaan yu bare bare ci kanam te ku am lo bëgga lacc rek te ku am tamit gis ku nekk sa bor jafe jafe mu ngi koy am mun nga ko dimbele mu call 1313 way ko xamne tamit amna lo bëgga lacc ci programme bi rek nomba yi nga xamne ñu ngi leen ko jox ni bo leen ci tega rek dinañ leen uyu te lacc bi ngeen am ci walu programme bi dinañ leen ko tontu kon jërëjëf When in doubt, ask a Bajan, talk to Bajan.